salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant donc live bi dama koy def d'abord ci feddali aussi suñu engagement ci nekk patriote gëm ne ñun Ousmane Sonko moom lañ gis leader boo xam ne nii moom moo ëmb lépp lu ñu gis lu ñu bëgg ci Sénégal bu bees mooy leader boo xam ne nii judd na après les indépendances leader bu def un discours tranché par rapport ak li fi nekkoon ba bëgg ñu si jële donc dafa am vidéo boo xam ne nii Ndoye Bane mi ngi siy wax ne moom sëriñ yu baax ñëpp ak nit ñu baax ñëpp ki ñu àndal mooy Macky Sall sëriñ si am nañ droit def politique parce que avant tout sëriñ si ay citoyen comme ñun par contre boo nee sëriñ bu ànd ak Macky Sall mooy ñu baax mooy sëriñ yu baax yi et que booy topp Sonko yépp dañoo bon politique c'est pas des questions de valeur bon wala baax ci religion la ñuy wax ay vertu ak péché yàlla tere na lii digle na lii ku nekk ci yoon bi yaa ngi ci yoon bu baax bi ku nekk ci yoon bi yaa ngi ci yoon bu bon bi waaye politique pour téye ay mbiru àdduna pour liggéeyal sa askan nga ne yow ki nga tànn ku ko tànn rek da ngaa baax keneen ki nga ku tànn keneen ki nag da nga bon rawatina ki nga xam ne nga ne moom mooy Ousmane Sonko képp ku ko topp dafa bon mais Ndoye Bane faut arrêter bul jàpp nit ñi ne ay dof lañ ñun Sénégal lañ nekk. fii lañu juddoo fi lañ jàngi te fii la ñuy liggéey te ñoo bokk liggéey bi tamit ñu bokk liggéey mooy ñoo bokk fi ñu nekk ñoo bokk secteur bi ñu nekk mooy secteur audiovisuel donc nekk présentateur amul benn formation ak benn qualification bu la may nga nekk animateur non surtout nag animateurs yi nga xam ne dañuy animer des faits de société en général ñu koy def sax lu si bëri c'est vrai dañu am expérience mën a wax mais du jàng wala diplôme bu la may loolu donc bul xas nit ñi nga xam ne nii ñoom ñoo xool ba mu doy leen ñu ne ñun Sonko lañu bëgg te Sonko lañu bëgg a àndal parce que boo leen xasee def na li ngay toog génn ci télé bi moom moo la jox yow assez de légitimité parce que nit ñi ngi lay woo nit ñi ngi lay gis yaa ngi wax nit ñi di la dégg nga fekk na loolu daf la may doole boo xam ne nii mën nga xas ku la neex loolu du dëgg tegu ko fen beneen bi mooy gis nga ñun ñoo bëgg Sonko ñun ñooy jël suñu xaalis di ko def ci Sonko amul tey parce que deuxième jour campagne bi rek wax nañ ne dafa am problème de bus problème pour transporter ay militants te pourtant ñu ngi doon naan Sonko milliardaire la daf sàcc et tout donc wane ne que dafa moom amul xaalis ñun suñ bopp nag ñoo jënd suñuy tësët ñoo jël suñu xaalis ñoo koy def parce que gis nañ koo xam ne nii yaakaar nañ ne bu téyee Sénégal dina changer te changement boobu mooy yéen émission yi ngeen def yëpp émission yoo xam ne nii day wax ci comportement sénégalais ci jikko sénégalais yi loolu lañu bëgg mu changer mooy que nag xaalis bañ a nekkati le seul vecteur ku ci nekk bañ juste parce que c'est intérêt la gis nga ne xaalis moo fi nekk ngay wax ne kii dafa baax wala kii dafa bon jusqu'à ngay wax nit ñi loo xam ne nii tegoo ko fenn parce que li nga wax ne Sonko dafay fen loolu nga wax ne fenkat la ku Sonko dafa révéler ay secret professionnel mooy lan yow si entreprise ngi liggéey entreprise privée peut-être bu nekkee ne usine la wala benn entreprise privée boo am ay méthodes yoo xam ne méthodes yooyu moo leen di permettre ñoom ñu jaay méthodes yooyu sooy liggéey ak ñoom boo signé ak ñoom contrat wala même boo nekkoon ne sax da nga signé ak ñoom contrat liggéey ak ñoom mais bu nekkee ne yow da ngay nekk extérieur liggéey ak ñoom mën nañ la signer lu ñuy wax contrat de confidentialité pour que ñoom li ñuy liggéey ci biir seen concurrent nekk ci biti bañ ko xam loolu mooy secret professionnel mais Sonko fan la doon liggéey mais Sonko fonction publique la doon liggéeyee fonction publique mooy
ñun xaalis bi ñu dagg suñu impôt yëpp ñoom ñoo lañ di fay président ak inspecteur des impôts yeeg ministre yeeg policiers yi gendarme képp ku nekk fonction publique suñu xaalis moom moo leen di fay léegi loolu boo gisee loo xam ne nii Samba Boy dafay def wala mu ngi njuuj njaaj boo xam ne mu ngi luubal suñu xaalis boobu loolu utilité publique la mooy que ne da ngay defaral sa askan ngir ñooñu nga jéebaan ne bañ xam ne xaalis bi ñuy lekk wala ñu koy dugal fu nekk foo xam ne du pour foofu ñooñu dañuy sàcc xaalisu askan bi donc bu leen jàpp ne buñ ne affaire de comment dire buñ ne affaire de secret professionnel rek wala ñu ne droit de réserve mooy lan mais ñu ne pétrole bi problème bii moo si am ñu ne assemblée lii moo fa nekk ñu ne 94 milliards lii moo fa nekk kii moo ko jël kële moo ko jël ngeen ne loolu dénonciation la non dafa am leen lu am ci mafia mooy que ne que mafia dafa am lu ñuy wax omerta ci italien mooy kenn borul wax da ngay noppi loolu mooy la loi du silence boo demee États-Unis ci ñuy wax gangster ay gangster dañ naan la never snitch mooy boo duggee ci gang bi ak lu problème mën a rëy bu la policier posé question sax doo ko tontu ñun nag suñu société bii amul loolu amul omerta amul problème de snitch lépp luy yàq société bi lépp luy luubal xaalisu askan bi loolu ku ko mën a jéebaane dañ ko war a jéebaane ñi nga xam ne nag ñooñu lañu jox muy procureur muy magistrat yi muy juge yi ñi nga xam ne ñun suñu xaalis ñoo leen di fay tamit ñu teg leen fa pour que ñu wattu alalu askan bi ñooñu dañ si war a jël seen responsabilité bu ñu jël seen responsabilité nag loolu ñoom loo xam ne nii la am nañ ko àq boo xam ne askan bi mën na leen topp loolu mooy benn bi mooy que ne que présentateur nga mën nga campagnal Macky Sall waxal Macky Sall liggéey na fi jaayal programme jaayal bilan mais bul xas ñu topp Sonko naan booy te ñun duñu ay booy ñun ay paa lañ ñun ay mag lañ ñoo xam ne nii ay magum jëmm lañ xam na liñ bëgg jàng nañ ñi ngi Sénégal ñi ngi gis am nañ seetlu xam nañ ku ñu topp ñu Sonko ngir alal parce que Sonko gagné nekk fi si foofu sax lay ñëw mooy topp nit pour intérêt financement participatif mooy lan moo ko defee tey dafa am lu xew mooy que Pastef mooy benn parti bi nga xam ne nii à la fin de chaque année dina yóbbu bilan au niveau du ministère de l'intérieur te loolu ñu ñuy wax affaire parrainage bi suñu bëggoon a régulariser rationaliser affaire parti politique yi bu ñu imposé woon ne chaque année bu année bi jeexee te parti politique bu indiwul déposer bilan am parti boobu dañu koy dissoudre mais kon dissoudre nañ parti yépp ndaxte Pastef rek moom mooy def depuis 5 ans bi mu amee ba léegi chaque année moom rek mooy déposer PDS yu déposer réew mi déposer APR yu déposer keneen ak ñeneen ak parti yeneen di dégg yëpp kenn du si déposer léegi financement parti yi lan moo tax ñu naan financement parti dañ ko régulariser dafa nekk loo xam ne nii ci statut wala ci législation wala ci droit dafa nekk loo xam ne nii dafa am solo lu tax parce que bu ñu nee la parce que dégg ngeen sax Trump ñu naan ko Russie dañ ko financé ci élection yi dégg ngeen tamit Sarkozy ñu naan ko Kadhafi daf ko financé ci élection yi ba mu jaral ko ñu guerre Kadhafi ba rey ko ça veut dire que xaalis bi ngay jël yow pour financer sa élection pour financer sa campagne dafa am solo ndax tey bu nekkee ne benn nit dafa ñëw jox la 2 milliards wala 3 milliards nga campagne mu ne la soo nekkee président
par exemple lépp li nga xam ne dafa aju ci affaire bâtiment wala affaire matériel agricole da nga ma koy jox comme marché mais kooku dafa la tënk. Imagine nag mu am ay ñu bëree bëri ñoo xam ne ku ci nekk dafa indi financer sa parti financement bi xam pour lan la pour juste que moom moo mën a am en retour boo gagné donc loolu dafay nekk pàccoo mooy comme li Diomaye Faye waxoon ne ñoom bokkuñ ci coalition pàccoo képp ku ñëw ci Sonko da ngay ñëw pour jàppale ko sans retour sans arrière-pensée ce sera pas parce que da ngay ñëw jàppale ko bu ñu gagné nga naan non ñoo war a nekk ministère de l'intérieur wala ñu ñoo war a nekk ministère de l'éducation wala ñu ñoo war a élevage parce que boobaa intérêt wu dëkk bi intérêt wu pays bi nekku fa. moo tax financement participatif mu am solo donc nit ñi nga xam ne nii mooy comme nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñi nekk Europe diaspora bi à hauteur de 60 et quelques millions ñoom ñu dajale seen xaalis de façon anonyme dugal ko ci Sonko ñun ñi nga xam ne nii mën nañu ñoo jënd t-shirt mën nañoo jënd Lacoste mën nañoo jënd affiche boole ko te Sonko defaluñu dara digguñu dara parce que dañoo gëm projet de société bi mu ñu proposé kooku Sonko tey maa as du benn diaspora bi du kenn ki nga xam ne dugal na fi 100 000 francs wala 50 000 francs moo koy teg pression pour ne ko naa damay nekk ministre wala damay am marché ñun lañ bëgg Sénégal boo xam ne nii ñun man sama ay doom bu ñu jàngee ma yar leen dugal leen fi ñu war a dugal jàngal na ñu war a jàngal ñu am même sens que ñu nekk ci gouvernement bi bu ñu waree compétir si lu mu mën di doon war a dugg ci grande école yi war a jàng si wala war a liggéey si grande société yi te loolu société bu équitable ak dirigeant équitable ñoom ñoo ko war a mën a def donc loolu moom moo tax ñu naan financement participatif dafa am solo te au-delà de ça même ci presse bi boo leen déggee ay Mediapart parce que Mediapart bi nekk France Mediapart en fait lan la mooy média participatif ñooñu ay journalistes yoo xam ne ni la ñi abonné wu ak ñuy def ay dons ñoom ñoo leen di fay te ñooñu kenn xamul ñan lañ moo tax ñoom boo xoolee problème Fillon problème Sarkozy grand problème yu bëree bëri si ñooñu lay jógewul ci journaliste classique yi nga xam ne ñi ngi ay TF1 ak ñi ngi si média classique yi parce que ñooñu faalewuñu politicien wala ministre parce que espéré wuñ ci ñooñu li leen di dundal mi nga jóge ci askan bi donc ñooñu dañuy wax dëgg rek ngir dëgg tax fréquenté wuñu politicien amuñu xariti politicien duñu dem bokk ak politiciens yi parce que loolu moom moo tax suñu journalistes yi ak site en ligne yu si bëri mais dañuy jéngi parce que dañu nekk situation bu précaire ku si nekk yaa ngi xalaat sa comment dire yaa ngi xalaat sa ceeb yaa ngi xalaat sa ay doom yaa ngi bëgg am kër yaa ngi bëgg am oto loolu nag bu duggee rek dafay am benn faiblesse bi dinañ la bind looloo xam ne nii yow bëggoo ko woon bind dinañ la def looloo xam ne yow waroo bëggoo ko woon def donc loolu moo tax mu am solo boo leen gëmee projet bi leen Ousmane Sonko di proposer mais jël leen seen doole bi ngeen am tuuti na trop mais dugal leen ko si parce que loolu ngeen di def moom mooy rogalaat ba seeni doom ñun xaatuñu suñu bopp de dafa am lu ñuy wax te loolu naan ko Kocc Barma moo ko wax mooy njëriñ loo fekke dafa yàq dëkk bi ñun gëm nañ ne mën nañ liggéeyal suñu ay doom ak suñu ay sët te duñu fekk njëriñ loolu ba suñu ay sët wala suñu ay sëtaat nekk ñoo xam ne nii ñu moom seen bopp lañ ñu moom seen dëkk lañ ñu moom seen monnaie lañ ñoo xam ne nii amuñu benn rapport de subordination ak France ak beneen dëkk bu mu mën di doon loolu peut-être duñ dund assez longtemps pour fekk ko fa mais ñun ñoo koy tàmbale di suuxat ñoo koy tàmbale di ji donc du njëriñ loo fekk rek de loolu ku la ko wax ne moom mooy dëggu wolof njaay la loolu du dëgg wolof loolu du dëgg parce que boo doon gisee juif yi wala
tubaab bi ñoom dañuy prévoir 100 ans avant ñun ñu ngi ak ay terre suuf ñu ngi ak ay ressources mais suñu doom yi ba léegi suñu rakk yi ba léegi suñu mag yi ba léegi dañuy jël gaal gi di dem mais bu ñu amoon lu leen neex dañuy toog seen fii donc loolu moom mooy deuxième partie bi. troisième partie bi ma bëgg a waxtaan ci Diourbel parce que président Macky Sall foofu la demoon démb gis nañ nit ñu bëri ñu nekk ci stade bi gis nañ aussi poste yi ne nit ñi tontu nañ ko wuyu nañ ko en masse damay indi rek preuve à l'appui que ne que bi ñu defee statistique ANSD yi bu mujj bi Diourbel fait partie des 2 régions les plus pauvres du Sénégal. Diourbel moom moo am taux de scolarisation bu gën a bas ci Sénégal donc ñoo ci gën a pauvre ñoo ci moins scolarisé ñun Diourbel lañ juddoo fa lañ màggee fa lañ jànge ba am bac doog a ñëw Sénégal doog a ñëw Dakar bi moins donc xam nañ li fa am te ñu ngi fay dem ba léegi. Diourbel boo jëlee 10 kër yoo jël ñaari nit ñoo fay liggéey boo xam ne nii bu régulier la Diourbel lan moo fa am ci liggéey njaay moo fa am ci liggéey ak Jakarta jaay ak Jakarta sinon mairie bi la ak yeneen service yi te lu ci bëri ñooñu ñu jógee ci yeneen région ñoom la ñëw fa. usine bi nekkoon loo xam ne dafa nekkoon épine dorsale moom moo nekkoon colonne vertébrale économie bu Njaaréem. usine bi nee nañ jëlaat nañ ko ci Ahmed Jaber ci Jaber lañ ko jëlaat bi ñu ko jëlaatee nee nañ Dieng moom Pape Dieng moom moo nekk directeur bi que ñu ngi def ay financement pour soxali usine bi kan lañ ko jël boobu ak léegi ak la lañ fa def dañ leen koy naxe parce que usine Diourbel tey dañoo def Ahmed Jaber bi mu fay génn dañ ko jox fay ay milliards. mi ngi jëndee woon Sonacos la 14 milliards la ko jëndee 14 milliards mi ngi jëndee Dakar Sonacos bu Dakar Sonacos bu Diourbel ak bu Kaolack lépp 14 milliards te Sonacos bu Dakar rek foncier bi bu ñu daaneeloon bâtiment yi daaneel lépp foncier bi rek ëpp na 14 milliards loolu la ko Karim Wade ak temps wu Abdoulaye Wade loolu lañ ko jaayee moom mu promettre woon signé contrat si contrat am si la nekkoon ne dafay investir ci usine bi. pour yokk ko vitalité investir mooy nga jënd ay matériels yu bees ut ay techniciens yu bees ak ay ingénieur redynamiser usine bi li ñu fa nekk lépp musuñu jënd matériel bu bees li ñu nekk foofu yépp dañoon taf yëngal ba usine bi dee lampe yépp fay boo doon dugg Diourbel li la doon woon ne yaa ngi Diourbel mooy lampe usine yi mais tey boo fa dugg guddi lampe yépp ay fay usine bi di dee ba dee ñu ne dañ koy jël ci Ahmed Jaber Abbas Jaber Mamadou Niang waaw Abbas Jaber ñu ne dañ koy jël ci Abbas Jaber mais Abbas Jaber comme moom remplir part de contrat am que deful investissement mais war ñu ko woon fay milliards yooyu milliards nañu ko dugal ci usine bi ñu fay ko milliard am mu dem ñu ngi jënd gerte bi di stocké te usine bi nekkul en activité gerte gi mooy yàqu rek mais Diourbel amul benn investissement bu ñu fa def ci matériel man liggéey naa Sonacos entre 2002 ak 2003 2002 ba 2003 en tant que adjoint chef service informatique donc xam naa li fa nekkoon boobu sax mi ngi commencé woon daanu mais au moins usine bi mi ngi tourné Sonacos mënoon na jox usine mënoon na jox Njaaréem yépp mënoon na ko jox courant xam nga si lan rek si kopp gerte mooy kopp gerte yi nga xam ne nii bu ñu structuré avant ñu structuré bu ñu xoolee gerte gi kopp bi rek li muy lakk mënoon na jox usine Diourbel mënoon na jox Njaaréem yépp courant loolu lépp ñu rey ko tey il fa def Dieng mais affaire xaarandil la et je vous dis 2024 bu yàlla defoon Macky falu yàlla tere mais d'ici 2030 doo leen gis dara lu change Diourbel
fekk nanguwuñu def effort yi nga xam ne nii mooy effort investissement yi usine bi ñu remettre ko en neuf li mu doon jël ci ay travailleurs saisonniers mais ñun bi ñu nekk lycée vacances yi dañ doon dem carte au moins di nga mën a am 3000 francs wala 3500 francs la journée mu nekk loo xam ne nii luy dugg sa gafaka la mais économiquement Diourbel fi mu toll dafa amul source d'argent beneen bi si gën a grave mooy santé bi ak éducation bi xam ngeen ne Diourbel école Albert Dioum mooy le plus grand centre de vote foofu la am na taal doon voté léegi ñu ngi voté Dakar mais foofu table banc mooy table banc temps ay 1980 ba léegi amul luñ ci yokk amul luñ ci changé récemment amoon na benn xarit bu tudd Saliou Ba États-Unis la jógoon dem fa di visiter parce que dama na ko woon jéemal jaar si école bi mais bi mu fa demee dafa fekk ñu booy di jàng à 3 et à 4 mu am plus de 500 table banc yoo xam ne nii menuisier bi dañ ko génne menuisier yi war ko defar ñu si laaj 500 000 francs lañ doon laaj pour defal table banc yi pour que au moins xale yi mën a toog à 2. pour que au moins xale yi mën a toog à 2 beneen bi mooy bi mu fay dem courant dafa coupé woon dañoo coupé Albert Dioum dañoo coupé courant bi xam nga pour une valeur de combien de 60 000 francs 60 000 francs rek bu mairie bi waroon fay Albert Dioum nag bu ñu la wanee image yi sa xol dafay jeex dëkk boo xam ne nii chaque année dafay gën di dégradé bâtiment yi dañuy gën a dégradé te Albert Dioum mooy instant bii nii mooy école bi gën a je dirais bu gën a baax te moo gën a bon école bu gën a yées fii Dakar moo gën a baax Albert Dioum man école bu ma doon jàngee muy école des filles Maam Jaara mais école boobu mos naa def ay photo posté ko bi ma fa demee dugg mais douche yi kenn xamul nu mu mel ñun table blanc yi ñoon toog di jàng table blanc yi ñoo fa nekk mairie bi dafa wëralee école bi yëpp ay cantine am na classe yoo xam ne nii amul air cantine yoo xam ne nii ñoo fatt école bi classe yoo xam ne nii da ngay taal lampe suba ak ngoon pour booy mën a jàng te loolu noonu effort bi ñuy def ñoom seen bët pour nekk tout le temps de 8 heures pratiquement jusqu'à 5 heures ci salle bu sombre mal éclairé mal aéré mais seen santé lu bëri la ci def am na peinture bi mu doon mel sama xarit bi wax na ma ko ne ma jóge États-Unis ne mais États-Unis lii kenn sañu ko parce que lii nii peinture buy décollé bi dafa am ay genre maladie yu mën a jox xale yi loolu moom moo am jaarim Lukke hôpital Lukke bu Diourbel dem naa fa mais hôpital Lukke bu Diourbel booy faju si yow yaay jënd sa mercurochrome jënd say bandu jënd say daquin jënd sa lépp li ñuy wax naan couverture maladie universelle du dëgg amul man samay doom su ma leen di faj moins de 5 ans yi damay jënd ticket 5000 jënd médicament jënd lépp c'est pas vrai jeune Diourbel nag dañu xam ne politiciens yu bëri bu ñëwee ñu wax mais tey ku def live taxaw ci mbedd Diourbel yi di nga gis ne kenn du ko gis parce que amul làmp docteur Soumaré maa ngi koy dégg si benn vidéo muy wax ne effectivement que ne que Macky liggéey na def na fa 11 kilomètres la def de route 11 kilomètres pour Diourbel depuis 2012 ba léegi que ne que def na extension ndox 12 kilomètres ndox sax moo ëpp extension nangu ne Diourbel ba léegi amul lampe parce que dafa lëndëm Macky Sall ñaata yoon la ñëw Diourbel 250 milliards plus de 200 milliards yi mu duggoon Diourbel ñaata la ci dégagé gu Diourbel bu ñu waxalee dëkk ville boo xam ne chaque fois boo fa demee dafay gën di yàqu di gën di dell ginnaaw sareet yi ñooy moyen de transport à Diourbel ñun fi ñu dëkk noonu ñu nag Aminata ñoo ko bokk ñoo bokk même mbedd mais foofu tey mais y a 10 ans y a 15 ans 5 heures da nga mën a toog sa buntu kër ñii football foofu si koñ bi ñii di jaay bañ ñii di jaay leneen ak leneen mais foofu léegi jaaykatu fëgg jaay ñoo fa nekk jaaykatu ngooñ
jaay ko du xaal miir boobu yëpp ñu taf ko def ko ay cantines yoo xam ne nii ay zinc la donc environnement bi da ngay ndoro ku nekk jeune tooñ ma ku nekk ville bu baaba garage wala leneen ak leneen effectivement stade bi c'est en état de délabrement boo xam ne c'est poussé donc boo fa fanaanee mais doo mën a nelaw d'un trait la nuit parce que sa bakkan dafay fat parce que li fay jóg ci poussière neefere fas yi di mélangé wu ak suuf si di jóg mais loolu politiciens yi ñëw di ko nooyi te ko waxal dëgg rek jeune Diourbel yi nekk foofu yow boo demee Diourbel amul loo fay am sa xaalis dafay dem rek may ma 100 francs may ma 1000 francs may ma 200 francs may ma 5 francs xam nga mais ñu solo leen peut-être t-shirt rek jox leen ay kii mais seen doom yi liggéey ñun xam nañ ko parce que fa lañ dëkk nañu leen defal ay structures yoo xam ne dinañ si mën a liggéey nañu defar usine bi bu baax def fa xaalis li ñu def ci TER bii nii bu ñu jëloon ne serait-ce que le centième dul ko ci usine boobu mais Diourbel dina suqaliku ba léegi faale wuñu waa Diourbel waa Touba la ñuy toppatoo parce que Touba am nañ fi donc Touba moom la ñu gën a toppatoo ndax intérêt ak intérêt sëriñ si ñun nag jeune Diourbel laay waxal 5000 francs wala 2000 francs man ci histoire benn yoon laa mës a dem meeting Diourbel te boobu ay xale lañ bi ñu koy demal ñu ngi ko demal Aminata Tall maa ngi fàttaliku ñu ngi waroon teeru Abdoulaye Wade mooy ci année 2000 bi muy doog a nekk président ñu ñëw ci kër gi ñu jox ñu ay t-shirt jox ñu ay pancarte ñu dem génn Diourbel mooy HLM Route de Bambey bi fi mu jeexee fa lañ taxaw HLM Route de Bambey maa ngi excusé wu maa ngi nuyu Saliou Ba sama copain moom nee na Macky Sall la quoi Saliou waa New York sànni sa carte Sonko dégg nga donc moom ñun bi ñu toog taxaw foofu ci boo génnee HLM Route de Bambey bi taxaw nañ fa ay 2 heures de temps ay ba 3 heures daanaka ay minutes lañ fa nekk ba 15 heures Ablaye di doog ñëw Ablaye bi ñu ñëwee romb ñu daw teg si pancarte topp ko ba muy waaj a génn mooy clinique bu Omar Wan bi ñu départ ñëw kër Aminata Tall añ ba pare man ma dellu sama kër toog jël sama t-shirt ñu ne boobu dañu ne boo leen añee ba pare ngeen ñëw ñu dem comme ça meeting bi ngoon la woon mais ma xool ma ne waaw man lan moo tax may topp ci ñoo xam ne ni yow da ngay daw ñu jox la 5000 francs 10 000 francs ngeen ñëw ataaya nuit blanche ndoro garde corps ah te amul lenn loo xam ne nii bu lii passé dinañ leen woo formaliser ko seen mag yi nga xam ne toll nañ ci liggéey ñu xam ne ay liggéey yoo xam ne c'est ay liggéey yu bien yoo xam ne nii yu méritant mais ngoon ci demuma boobu laa gëj dem meeting ay booy lañu woon waaye xam naa lu ma bëgg ñi fi nekk ñëpp ñu si bëri ay responsable Diourbel ñun ñu ngi Dakar ñu ngi liggéey demuñu si kenn ne ko jox ñu liggéey mais dafa am loo xam ne dafa am mooy que ne nekkul ne da ngay nekk ministre wala nga yor DG nekk DG yor direction ñi ngay jox liggéey mooy ñi ngay jox comme ay chauffeur wala ay saisonnier wala ay garde corps non Diourbel bëri na ay intellectuels yu fi nekk ay xale boo leen mënul jox ay postes de responsabilité pas pour la politique mais parce que loolu c'est un devoir loolu ngeen deful ngeen bàyyi ba élection yi ñëw nga leen di jox ay 10 000 francs ba di leen woo pour que ñoom ñu ñëw si mais loolu lañ dépassé affaire bi nekkatul affaire de mbokk nekkatul affaire de dara affaire de Sénégal lañ
Sénégal moo ñu ñor du mbokk tey boo nekkoon sama mag moo bokkal ndey ak baay tamit bu nekkee ne li nga faral sa poche la mooy comme Malal Fall li mu waxoon nu mu tuddati DG RTS bi di magam ñu bokk kër mu nekk magam n'est-ce pas mais principe la mën nañ bokk ndey ak baay te duñ bokk principe n'est-ce pas donc waa Diourbel maa nga leen di ñaan ngeen xam ne législative voté ngeen Macky Sall mu gagné référendum may ngeen ko mu gagné Touba dañ ko fa gagné Njaareem moom moo votal Macky Sall mais boobu ba léegi defaluñ leen dara Ila Touba bi jaar foofu à 15 kilomètres de Diourbel la ça n'aurait coûté rien du tout si même pas un mois ñu goudronné ko noonu lañ ko bàyyi mu nekk rang-rang respect nag kenn du ko yalwaan respect looyu xëcc la ay jeunes ngeen bu leen parce que ñu si bëri dañoo découragé foog na Diourbel mënutul baax déedéet Diourbel mën na baax te dañoo toll foo xam ne nii ñoom mën naa ne ay morom lañ parce que ñëpp ay muuskalaf lañ duñ leen bàyyi nag boobu ba léegi ñun bi ñu nekk xale ñu fekk Diourbel boo xam ne dafa naatoon naataange Diourbel di gën di dee amul dara booy yi amuñu benn activité jakartaay ñu ngi leen di rey génn leen seen carte ngeen dem voté ci ay magi Chanel ak financement yooyu bindoon naa ko du ma si wax parce que ñooñu c'est des gens yoo xam ne nii dañu foog ne waa Diourbel ay villageois lañ dañuy ñëw di leen jox ay oignon pomme de terre rek ay crédit 50 000 100 000 francs crédit yoo xam ne yow da nga koy fay ak intérêt naan la dañu lay financer du dëgg c'est pas vrai politique moo tax ñu ñëw fa dañuy bëgg kuñ ci jël photo leen vidéo leen direct leen dem jox kenn mu partagé ko Facebook temps à donner temps c'est pas vrai gis naa fi benn jeune boo xam ne nii un certain lit ne il a enrôlé xaw ma combien 200 personnes pour CMU mais CMU couverture maladie universelle non seulement amul loo xam ne ni ku nekk dafa am accès yow nga ne lan nga ne léegi non li nga xam ne population moo ko moom yow da ngay enrôler ay nit pour jox leen ko loolu mooy yooyu ay wax dof la da ngeen foog nag waa Diourbel ay dof ñoo fa nekk Diourbel ay dof dëkkuñu fa ñu bëgg seen ñoo gën a pauvre ci Sénégal nag nangu nañ ko mais tamit am nañ fulla am nañ fayda xam na li ñu bëgg te duñu leen bàyyi élection ñëw ngeen ñëw suñu dëkk wax fi seen ay wax mais marché bi mu yàqoo ba léegi bu natu laa joon da demoon na fa du ne woon ne 5 mois lay travaux yu duré boobu ba léegi tabaski avant tabaski la waroon pare boobu ba léegi parewul man dem naa fa def naa ay vidéo foofu barre de fer yi instant bi ñu ngi xomaat ñaata yoon la commerçant yi génn commerçant yi ñii ñëpp léegi ñu ngi ci mbedd mi di jaay tali yu bees yi nga xam ne nii moom lañ defar mënuñu fa jaar parce que commerçant yi foofu la ñuy lal ñun suñu kër yi dañoo ñëw ba ci biir ba ci kaw tali yi di fa jaay et loolu ba kañ parce que ñun ñoo ñàkk fayda nañ am suñu fulla ak fayda bopp sanctionné ko woon ko doon ñun aussi am na lu ñu bëgg parce que si réew mi nañ bokk mooy comme li Selman bu Express waxoon si la ñu bokk te dafa doy voté leen pour Ousmane Sonko ñun projet société moom lañu gis njaareem man du action yi may def muy si koñ baag université awma benn responsabilité politique damay liggéey ñu may fay donc mais li mu ndaw dama gëm ne ñun ñoo mën a jàppale suñu ay rakk pour ñu nekk ay intellectuel pour ñu mën liggéey mais Diourbel dafa manqué solidarité mooy région boo xam ne nii la plupart dañuy daw bool ñun Black Diamonds participer nañ si ñi tax ñu bëri fier nañ bool la ñu avant am na ay rapports yoo xam ne ay bool la ñu dëkkoon Diourbel ñu siiwoon mais kenn si ñoom nanguloon
jël moo Bawol Bawol nga kole ko si man maas ku ma xam da ngay xam maas double bi OLBA mooy Bawol Bawol laa te loolu dama ko gëm c'est une fierté donc loolu lañu bëgg yéen ngeen gëm que Bawol Bawol yi liggéey lañu xam